mbokk téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission kennu askan wi tey jii ñu fas yéene waat waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum coronavirus comme ni ngeen ko xamee réewu Sénégal amaan na tamit beneen cas ginnaaw dem bañ xamlee cas bu njëkk bi tey jii tamit amaan nañ beneen cas mu nekk ki nga xamante ni doomu France la mu am juróom-ñetti fukki at moo tax ñu fas yéene ci dalal ki ñuy wax Arona Diop nekk secrétaire général bu SAT santé nekk tamit vice-coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé publique et de la justice sociale ñun lay dalal jàmm di la dalal jàmm fii ci plateau kennu askan wi Arona. jërëjëf El Hadj Malick donc ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci invitation bi di déglu question yi nga xamante ni fas yéene nañ ko waxtaana ci li nga xamante ni mooy ay di jàmbat ci situation bi ñu nekk nii vraiment nga xamante ni situation bu xaw a bu difficile la sax du ma ne xaw a difficile. situation bu difficile la vraiment ñuy inviter tout le monde que ñu déglu ak seen xel ba ñu déglu ak seen xol parce que souvent doo déglu ak tiit doo déglu ak fitna da ngay déglu ak dal pour mën a seet njëriñ ñi ci mën a jëlee pour ñëpp ñu cee jëriñu. Arona laataa ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi dañuy ñëw ak Cheikh Assane Fall mu tënkal ñu communiqué bu bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale. Sénégal am na ñaareelu kaaw Covid-19 am information bile ñoo ngi ko jot ginnaaw ab communiqué boo xam ne ñiiti waa ministère de la santé ñoo ngi ko génnee ci ñetti fan ci weeru mars ci atum 2020 mu doon ab beneen doomu français moom mi la ay atam toll ci juróom-ñetti fukk mu ñëw ci Sénégal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février gi ñu génn ci communiqué bile ñoo ngi ñuy xamal ne ñaari fan ci weeru mars moom la dem ci hôpital Roi Baudouin ngir consulter wu fa ginnaaw loolee lañ ko jëlee foofu sax yóbbu ko ci service maladie infectieuse bu nekk ci hôpital bu Fann suñu sukkandikoo ba tey ci communiqué bile patient bile moom fi mu toll nii léppam stable na te disposition yépp jël nañ ko ngir xool ñan ñoo doon saytu wér-gu-yaramam te ñooñu tamit ñu xool nu ñu leen di sàmmee beneen cas boo xam ne ñoo ngi ci doon am jiixi jaaxa mu doon ab doomu Gambie jóge ca Espagne te ba mu ñëwee ñu defoon ko ci quarantaine fii tamit ca service maladie infectieuse ba nekk ca hôpital Fann moom mi le bàyyi nañ ko ci lundi bile ginnaaw ba ñu defee ay test yoo xam ne yépp gis nañ ne moom mi le coronavirus bii ñëpp te ragal la nekkul ci moom ñii di waa service bu ministère bi ci seen communiqué bi le di jeexal te xam le ne fi mu toll nii doomu France bi le moom mi xam ne moo nekkoon patient bu njëkk bi ñu gis lii ci Covid-19 bi ci coronavirus bi le moom fi mu toll nii ba léegi moo ngi ci hospitalisation fële ca service maladie infectieuse ya nekk ca Fann waaye wér-gi-yaramam mën nañoo wax ne fi mu toll nii moo ngi tane ndànk-ndànk. di jaajëfal bu baax Cheikh Assane Fall bi ñu doon tënkal communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale Arona ñoo ko dégganoo sa kàddu yu njëkk ginnaaw ba nga xamante ni Sénégal am na ñaareelu cas ci feebaru coronavirus. waaw muy loolu situation boo xamante ni situation bu mën a nekk la donc bu ñun agent de santé xam nañ ni lu mën a nekk la li ci ëpp solo rek mooy disposition yi nga xamante ni as nguur gi jël na ko. État jël na ko pour mën a parer à de pareilles situations ndax damay wax sànq ni maa ngi ci doon wax ci suba ni léegi àdduna bi dafa nekk village planétaire depuis ba mu déclaré woo xamoon nañ ci nit ñi dañuy dem leen teg di dikkalante xamoon nañ ni mu ñëw fii du doon lu bette. lu bette donc lu mën nekk la maintenant bu ñëwee nag taxawaay ba boobu fa mu nekk nii foofu la ñuy xaar état te bien sûr que jël anticipé na woon na ci disposition yi nga xamante ni taxawu na ci donc je pense que li ci am solo rek mooy feebar la. mooy jéem a waxtaan ak askan bi ñu mën a def prévention mooy fegu ci li nga xamante ni moo fi nekk di musiba lañ ko mën a tuddee ndax boo déggee li mu jot a rey ci biir àdduna bi ak li nga xamante ni noonu lay lawee ak gaawaay gi muy lawee donc je pense que loolu tax na ñu war a mën a yee askan bi parce que damay wax souvent que ni ñu ngi nekk ci benn cas ñaari cas c'est gérable. surtout dans les pays en voie de développement. C'est gérable. waaw mais xam lu si doy waar doguma la mooy Arona. oui démb benn tey tamit beneen. mu nekk ñaareelu cas. moom laa wax dama ni contamination bi. xam nga feebar bi il faut que aussi nit ñi waxtaan ci pour ñu xam naka la demee mooy ni soj di développé woo xoolal soj bu nit sojee ci kër gi faaw ñëppay soj pour la plupart kon xam nga lu mel noonu dox bi dafay gaaw kon dama ni su ma nee benn lañ am démb am benn tey garaaw na mais gérable na. boo ko comparé ak une contamination massive parce que pays en sous-développement foofu la risque bi nekk mooy fexe ba yee askan bi
cette mouvement de masse yi cette prévention bi naka lañ koy moytoo ndax li ñuy tiit ak dajaloo yi. li ñuy tiit mooy bu contamination bi nekkee contamination bu massive rek bu ñu moytuwul catastrophe am donc njëkkante bi yëpp foofu la ñu war a def accent foofu la ñu war a def le focus. parce que xam nga boo nii benn ñu jëli les moyens ñëw dugal ci ambulance yóbbu isolé fait mais imaginez tey bu nekkoon loo xamante ni dañ naan dalaloo na maradi taal yi ñaar fukki nit dalaloo na fanweeri nit non seulement dina nekk jafe-jafe mais ñi leen war a jëli en charge aussi dinañ am jafe-jafe ndax jumtuwaay yi war a daje yépp pour ñu mën a am protection boobu pour jël leen en charge jàpp nañ ni loolu des na. Arona yow nga nekk secrétaire général bu SAT santé patient bi dem muy woon Roi Baudouin yan xibaar nga jot a am ginnaaw ba nga jotee li ni mel. ba mu fa nekkee dem ba pare avant muy dem fa ba mu fa nekkee. xam nga non seulement SAT santé lañ nekk mais ci cadre unitaire lañ nekk. effectivement yu ëmb juróomi organisation syndicale. donc depuis bi affaire bi yegsee ci dëkk bi ñu ngi nekk en communication léegi lañ génne ci benn réunion d'évaluation boo xamante ni cadre bi def na ko xëy na dinañ ci dellusiwaat mais biñ ci jógee dañoo woote laajte mais ci li ñu jox comme information mooy SAU ba. jumtukaay ya dajane fa. service d'accueil d'urgence d'accueil boobu. d'accueil d'urgence jumtukaay ya dajane fa pour jël en charge mais li ñu constaté mooy yeneen services yi connexes yi matalewul. jumtukaay bi matalewul et loolu wax nañ ko ci suba. dañu il faut que à situation exceptionnelle. mesure exceptionnelle parce que lii ñu def nii dafa di loo xam dafa ni tëll suñu kaw war a indi yeneen taxawaay yu bees mooy yow mi ko war a jël en charge da nga war a aar sa bopp d'abord. balaa nga war a mën a réussir. ki ngay faj mais lan moo fa matewul lan moo fa manqué woon lan moo fa waroon am ce Roi Baudouin te amu fa. par exemple information bi ñu jox ni au niveau de la radiologie xam nga malade bu ñëwee boo ko seetee dañuy wax ni da nga koy ber. après bu nekk da nga koy isolé. maintenant boo ko isolé milieu bi nga koy isolé ndax l'information boobu partagé nañ ko ba nga xam ka fay dugg ak ka fay génn nekk nañ ci condition de protection individuelle yi pour mën ko approcher point d'interrogation. ca rajo ba technicien bi nga xamante ni partagé woon nañu wax nañ ni masque manqué na foofu. effectivement parce que loolu mooy réalité terrain bi actuellement yaa ngi di mën nga dem ci yenn structure yoo xamante ni xëy na cas amu fa mais cas mën na fa am ndax structure sanitaire la mais boo demee ci structure yooyu léeg-léeg da ngay gis ni nit ñi amuñu jumtukaay amuñu gant amuñu masque amuñu produit hydroalcoolique bi dañ ñu yooyu dafa war a nekk urgence absolue xam nga dafa am urgence relative ak urgence absolue dafa war a nekk urgence gaaw pour ñu mën a équiper structure yooyu ndax bu ñu ko deful wax dëgg yàlla risque bi nga xamante ni ñun gis nañ ko ci wàllu situation yi demoon ni nga xamante ni ñi nekk ci santé liñ ciy loru bari na parce que bu yegsee mënoo daw parce que ki nga xam dafa nekk situation bëgg nga war ko recevoir te balaa nga xam ni loolu la il faut que nga recevoir ko d'abord donc conditions yi nga koy recevoir il faut que mu mate fa ba nga xamante ni boo njortee rek fekk na yow taxaw. kon Arona su ma la déggee bu baax da nga xeeb lool budget bu président de la République génne dem te mu wax ko dem mu ni lu ëpp milliard ak 400 millions def nañ ko ci mbir mi xeeb nga ko de. loolu yow nee nga am na ay structures yoo xamante ni dispositif yi matale wu fa. waaw présentement. fii ñuy waxee nii. mën nañ la limal benn ñaar ñett ba ñeenti structure yoo xamante ni boo fa demoon tey loolu nga war a soxla yépp pour mun a recevoir malade bi du ko am moo tax pour le moment ñuy identifier. mais lu tax mbir bi yéex. non moom laay wax souvent démb le président daje. waaw démb le président décidé génne 1 milliard. waaw vous comprenez ce que ça veut dire. dama ni loolu ba ñu amee information bi ni am na te njort nañ ni mën na yegsi. ñun jàppoon nañ ni foofu la ñu waroon commencer jël. disposition yi maanaam foofu daal disposition yi waroon na jiitu ñu am benn cas suspect bu dugg si parce que fi mu nekk nii même bu ñu leen am naa intention génne 1 milliard 400 boo doo fëgg léegi mu génn léegi dafay am ay procédure temps yi mu amee procédure feebar bi taxawul ndax démb gis nga am nga benn cas tey am nga benn cas mais espérons que cas bi aussi lenteur administrative yi du si am non ndax procédure yi ngay wax nii non lenteur administrative yi ça veut dire que lenteur administrative amagul par rapport ak matériel bi war a teew ci structure yi ngeen di gérer mais dama ni kenn xalaatul woon ni Roi Baudouin dina am cas tey ni ñuy wax ni kenn xalaatul ni beneen structure dina am cas te lu mën nekk la dañu loolu da nga koy anticiper ba nga xam ne structure yooyu le minimum dina fa nekkagum en attendant maintenant ñu koy renforcer foofu la ñu invité état bi parce que ñun liggéeykat loolu mooy suñu yittee bu ëpp doole parce que en tant que liggéeykat on est obligé de mettre la main dans la pâte mais dañ ni nañ ñu indil conditions yi nga xamante ni boo ciy dem dañ ci dem ak xel mu dal ndax nag yemul kese ci ñun njaboot moo nekk suñu ginnaaw mbooloo moo nekk suñu ginnaaw ñu ni tamit dañoo exposé dañu nekk ci risque dañu donc pour wàññi risque boobu il faut que ñu protéger ñu ci kemtalay kattan par rapport ak li nga xamante ni mooy liy dugg si ni bien que état jël na disposition yi nga xamante ni comme ni ñu ko waxee démb ki ñu jot a gis démb
souscrire nañ ko isolé nañ ko ñoo ngay def traitement nee nañu ma ngay wàññeeku ñu ñaan yàlla mu wér. kii dugg aussi ñu ngi wax ne situation mi ngi stable donc ça veut dire que ni loolu système sanitaire bi lu performant la. maintenant mesure d'accompagnement yi mooy moyens yu war a mettre à la disposition maintenant des techniciens à la disposition du personnel soignant yooyu la ñuy wax ni nañ ko renforcer le maximum possible. mais léegi renforcement boobu ngay wax noonu hôpital Fann jàpp nga ni mbir mi matali na foofu. waaw xam nga hôpital Fann. li tax du jafe lool. mooy loolu mooy seen liggéey par exemple. dañ ni loolu ci la ñuy dund en permanence. les maladies infectieuses ci loolu la ñuy dund en permanence. ça veut dire que ni loolu jaaxalu leen parce que de tout le temps. si loolu la ñu nekk. jël nañ disposition pare nañu pour mën a gérer cas situation. cas bu ñëw rek pare nañu. donc bu nee tëll fekk na déjà disposition yooyu taxaw na te loolu dañ koy remercier état bi ci disposition boobu di ñaan aussi muy continuer par boo xoolee. bañ a yem foofu daal. nu moo bañ a yem foofu moom la ñuy wax ni souvent que ni système sanitaire Sénégal dafa di système bu performant mais dañ ne nag cas yu mel nii bu amee comme on a dit mën na xam nga tey mu ngi ni feeñ na fii biir Dakar la yemagum. mais frontières yi yëpp ñu ngi koy surveiller mais par exemple mënoon na fa feeñ. mën na fa feeñ effectivement du na fan yëpp damay dégg mbirum aéroport yi te frontière yaa ngi fi. vous avez vu donc yooyu yëpp bu fa feeñee day fekk na loolu moo tax dañ ni lu état gaaw ñu xeeb par rapport ak moyen de protection yooyu ak par rapport ak moyens ñi jumtukaay ñi yor pour mun a jël en charge cas suspect yooyu nga xamante ni moom la ñu yor parce que dafay nekk cas suspect ba bis bi ñu confirmer wala ñu infirmer ni moom la wala du moom. alors gis nañ aussi état wu Sénégal ministère de la santé tamit ñuy daje ci jamono yi ci ginnaaw boobu ba tey tooguñu. ñu ngi xar seen tànk tubay ngir tamit jàmbaarloo li nga xamante ni mooy coronavirus yéen ñi nga xamante ni yéen seen partenaire est-ce que état bi impliqué na leen. non état impliqué wuñu. lu tax officiellement pour dire que ni partenaire bi kaay jël position bi mais impliqué nañu professionnel santé bi parce que yu mel ni aussi il faut que ñu waxtaan ci mu leer xam ni bu nekkati ni jonn du question de syndicat bee ma intéressé mais professionnel bee ma intéressé. xëy na ñoom ci gisin boobu lañ ci gisee moo tax jàpp ñi xëy na nañu woo les partenaires mais ñun dañ jàpp ni mën nañ ñu woo parce que dañuy jiite ay mbooloo te buñ ñu wooyee ñu am fa information partagé ko ak mbooloo mi ñu jiite ñooñu partagé ko ak ñu nekk seen ginnaaw mënul nekk lu dul lu yokk c'est pas de trop du nekk lu ëpp moo tax dañ ni même si buñ jàppee ni xëy na bien que ay professionnels lañu nekk ci terrain bi au niveau opérationnel di liggéey mais bëgg nañ wala xalaatoon nañu wala njortoon nañu wala yéene woon nañu ci fa ñu jëlee décision yi ñu mun ñoo impliqué en amont parce que bu ñu la impliqué loolu jotul am moom wax dëgg yàlla seen politique la dañ ni loolu sax du fixation te aussi mën na bañ a nekk gàllankoor mais dañ ni loolu lu yokk la je ne sais pas si je me fais comprendre lu yokk la mais du loo xamante ni demande la wala loo xamante ni obligation la parce que état li ko yitteel rek mooy def disposition jox ko ñi am xarañte vraiment ñi koy yere am nañu xarañte bi mais dañ ñu dang loolu bu ñu ci boole du nekk lu dul lu ko yokk parce que déjà ñun xëy na comme tey li ma waxee daje nañ tey bu nekkoon am na yoo xamante ni jëlee nañ ko foofu ci daje tey bi occasion la pour que ñu vulgariser ko foofu ñooñu tey parce que lu baax information bu baax boo ko joxee buñ ko relayer nuñ ko gën a relayer day gën a baax mais ñi yor information bi di ko doxal wax dëgg yàlla seen xam-xam màcc na ci côté boobu seen vraiment seen xam-xam am nañ ci expérience. mais état bi lan la defagul te yéen ngeen doon sàkku que ni ñoom ñu def ko ci mbir mi. waxaat nañ ko waxaat ko. comme lan mooy les moyens mettre les moyens. à la disposition du personnel soignant. Former aussi le personnel soignant par rapport à la nouvelle situation. Est-ce que mën nga ñu wax suñu téléspectateurs yi moyens yi lan ak lan la. les moyens de protection. ban ak ban détaillé ko. gants yu doy. masques yu doy. produits hydroalcooliques yu doy. bu malade bi ñëwee lal bi drap yi yooyu yëpp jarul xeet loolu yëpp c'est ay produits d'urgence yu doy yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne dafay dugg ci aar feebar bi dañu loolu des na. loolu des na ñëw ci aussi communication bi parce que communication bi aussi bien que comme ni ñu def nii c'est important parce que li ëpp solo. pourtant ñu ngi communiquer de. effectivement démb communiquer na. président Macky Sall wax na. ministre de la santé je parle aussi de la prévention je ne parle pas de la communication sur les cas. je parle de la prévention ça veut dire que jéem a waxtaan ak askan bi. sensibiliser pour ñu mën a xam ni xëy na même bu la feebar bi wóoroon wala mu nekk nii sa bunt am na yoo xamante ni bu ñu nee boo ko defee mën nga cee mucc ñu fexe ba population bi mën a comprendre loolu bañ leen aussi tiital parce que loolu aussi c'est baaxul boo leen tiitalee ñu andi panique parce que aussi feebar la wax dëgg yàlla mais feebar yàlla def na day mu ngi wér xam nga bu doon feebar la boo xam ne sax du wér mais gis nga ci cas yoo xamante ni gérer nañ leen wér na donc loolu yaakaar la donc je pense que ni loolu aussi mais communiquer comme ni ñu wax fexe ba foo demee ñëw raxasoog saabu fexe ba booy tissooli nga tissooli ci mouchoir boo tissoolee wala boo saqatee boo paree nga sànni ko
wala yooyu yëpp boo ko amul boo solee yére bu am nii nga tisoli ci kudd bi mu protéger ko pour parce que dañ ni kii bi day jóge sa gémmiñ wala nga génne nga tisoli wala nga saxat ki nga jàkkaar lool noyyi ko wala mu dal ci surface boo xamante ni kooku ñëw teg ci loxoom mu topp ci ay loxoom laal gémminam laal bëtam yooyu mu dugale mais yooyu boo ci sensibiliser population bi xëy na mën na leen dimbale ba loolu mën a wàññeeku. beneen bi mooy Sénégal dañoo aadawoo joxe loxo donc di jéem a nag indiwaat population pour wax leen ni joxe loxo bi dootul farata sincèrement bu ñu ko mënee bañ a def ñu bañ ko def ndax asalaamaaleykum doy na bonjour doy na. bonsoir doy na mais en général souvent léeg-léeg da nga gis koo tàllal loxo joxaloo ko parce que aada la. waaw parce que démb maa ngi ci waxtaan ak. am na ñoo xam ne de soo leen joxul loxo ñu mere la. léegi démb maa ngi ci wax ak benn kilifa mu ni li tax yii di xaw a jafe ci pays Afrique waxul sax Sénégal ci pays Afrique mooy suñuy comportement yi nag dañuy néewal. comportement yi nag mooy tax souvent yu mel nii bu indee muy xaw a metti parce que fële am nañu les moyens am nañu benn éducation bi nga xamante ni mën nañoo gaaw dabu ko mais ñaanuñ ko yàlla mais yu cas yu mel noonu surtout contamination massive bu amee maara day taali parce que da nga gis koo xamante ni dal na la parce que doo mën a comprendre sa waajur nekk fële wala sa doom nekk fële ñu tëj ko fële isolé ko ne doo ko jege doo ko laal vous avez vu du suñu mentalité mais fexee nag di communiquer ak population ba nga xamante ni loolu dinañ ko mën a nangu xam ni feebar bi moo laaj taxawaay boobu léegi jamono ji lan moo war a nekk comportement tamit agent de santé bi. waaw ça veut dire que agent de santé bi comme on le dit rek ñoom toujours dañuy taxawaayu soccet toujours pare pour tëb donc agent loolu sacerdoce la. ça veut dire que agent de santé bi sax du xaarul ñu naan ko nii nga war a taxee wala nee nga war a ndax moom moo choisir déjà dugg ci métier bi pour jàppale wala pour taxawu semblant ba su ko defee kooku moom ci loolu la nekk tout le temps. donc li moom li muy ñaan rek mooy am les moyens. mais des fois nag ñu gis service d'accueil d'urgence yi mu sooxe moo tax temps yële aussi ministère de la santé génne woon circulaire. waaw xam nga aussi. comment loolu tamit beneen problème la de. loolu man la est-ce que yéen tamit waroo leen xoolaat seen taxawaay ak tamit ni ngeen di. non ci la ñu loolu am solo la ci la ñu dëkk mais il faut reconnaître aussi que ni. ñii sol blouse yëpp duñ ay professionnels de la santé. xam nga ça va alors que malade bi wala kii ñëw. ki sol blouse rek la gis façon comportement bi mu am façon taxaw bi mu am ñëpp lay dugal ci biir moo tax waxoon nañ ko lu yàgg au niveau du ministère que ñu jéem a codifier les blouses boo jàkkaarloog nit éduqué ci population bi boo jàkkaarloog nit ci tenue bi mu sol nga xam ni kii kat docteur la ci tenue bi mu sol nga xam ni kii infirmière ci tenue bi mu sol nga xam ni kii manœuvre la ci tenue bi mu xam ni kii vous avez vu loolu déjà buñ ci éduquer population bi mais loolu amul buñ ci éduquer population bi dinañ xam ni kat non sunu système sanitaire bi aussi ci côté boobu. ça pose problème parce que. mais loolu carte sanitaire Sénégal war na ko mën a def nag. non mais lu tax la mu indi blocage bi. li tax mu jafe. mooy dafa am lu ñu tuddee carte sanitaire. carte sanitaire dafay wax normes yi ne la nangam nga war a am ci docteur ci temps de population nangam nga war a am ci infirmier ci mais loolu moo amul mais boo demee ci service de santé yi personnel qualifié boobu du fa nekk yaa ngi koy remplacer ak un personnel de soutien. personnel de soutien boobu ay la yowoon da ngay utiliser di ko former sur le tas pour mu mën la régler loolu par contre kooku deful formation à la base mooy lu mu jàng ci école ba ñu wax ko déontologie mooy lan ñu wax ko sacerdoce mooy lan ñu wax ko risque mooy lan déedéet moom yaa ngi ko former rek ci cadre teg-teg yi dama bëgg a piqûre nan la ñuy fompee piqûre dama bëgg a perfusion su ko defee kooku aussi xëy na bu amul dimbale loolu wala mu am benn éducation de base xëy na mën na profité ci statut boobu mu nekk nii pour am benn comportement bi loolu moo tax souvent ñu koy déplorer dans les structures. alors Arona yéen ñi nga xamante ni yéen a yëngu ci wàllum cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale yéen a ñu doon waajal seen 3e plan d'action. coronavirus bi ni cëpp Sénégal lu yoon mooy ngeen teggi seen tànk. si nekk ngeen ci lool xanaa nag loolu nag moom mën ngeen ko. waaw ça veut dire que loolu aussi je pense que. ñun ay responsable la avant syndicat liggéeykat d'abord. parce que dañ ni balaa ngaa naan naam da nga fay nekk balaa ngay jënd carte ni damaa syndiqué il faut nga nekk travailleur d'abord travailleur bi mooy agent de santé bi et nous sommes conscients de cela te loolu dindiwul ci dara plateforme bi nga xamante ni teg nañ ko ci table ministre gouvernement bi. te ay la yëwoon mais seen grève yi dañ koy bàyyi. non pas bàyyi mënuñ ko bàyyi. il faut que non ak coronavirus bi fi nekk moo tax may wax d'accord dañu waxtaan bi mooy. léegi laa jóge ci réunion d'évaluation. réunion d'évaluation bi defoon nañ premier plan d'action ñu defoon benn grève de 24 heures. ci deuxième plan d'action bi ñu defoon benn grève de 48 heures. ci biir troisième plan d'action bi ñu préparé woon def benn grève de 72 heures. 10 11 12 mars. 11 12 13 mars. wala 11 12 13 mars. mais dañ ni loolu situation bi xaaruñu gouvernement naan ñaan leen déedéet
parce que dañuy wax ni situation bi ñu jàkkaarlool dañuy teggi loolu yëpp. kon bàyyi ngeen non pas bàyyi dañuy ajani ndañu. yéen syndicaliste ajani ndañu c'est normal parce que ñu ngi ñaan yàlla balaa ñoo yegg ci le 11 bi sax ñu souscrire problème bi feebar bi jeex génn état toog waxtaan trouver des solutions mais dañuy ajani nañu loolu parce que loolu xaaruñu ko ñu koy ñaan parce que ñun suñu jëm bopp ñoo ko ñaanaat suñu bopp parce que nous sommes des travailleurs te suñu sacerdoce mooy urgence bi parce que urgence la situation bi ñu nekk nii même bu ñu nekkoon ci temps grève doo xool suñu mot d'ordre de grève bi dañ naan dañuy grève mais le service minimum ak les urgences sont gérées donc lii nga xamante ni dañ jàpp ni urgence nationale la. Effectivement. donc boo fa bëggee jàpp ni da ngay grève du sotti de. waxuma la population bi waxuma la gouvernement bi mais sa père yi nga nekk Effectivement. ñoo naan ñii ils ne sont pas conscients moo tax ñu jël décision ajandi grève bi mais xëy na fan yi di ñëw yëfu patriote la nag. xëy na fan yi di ñëw dinañ def point de presse pour xool plan d'action bi naka lañ ko décaler ak naka lañ ko expliquer. mais bàyyi leen noonu te ñaan yàlla parce que xam nga coronavirus bàyyi fii kay. El Hadj Malick bi bàyyi leen ko rek. El Hadj Malick xam nga dañuy nit ki boo bëggee mu jox la li nekk ci moom. da nga koy mettre dans des conditions. nit ki mënul nekk ci ñaxtu nekk ci benn situation psychologique naan suba dina baax wala du baax sama carrière dina baax wala du baax fan laa jëm ëllëg. yéen la ngeen di sàpp si gouvernement bi. effectivement fan laa jëm ëllëg ngeen ko kaay jox ma le maximum de toi du mun nekk mais que boo commencé waxtaan ak moom moo xam ne kii ay la yowoon kat bëgg na régler problème bi da ngay nekk à l'aise da ngay joxe ba joxe loo mën. lan ngeen di revendiquer. parce que li ñuy revendiquer dafa légitime parce que ci biir santé dañuy wax ni santé c'est une famille et ñëpp dañuy liggéey en collaboration nga déparé médecin infirmier sage-femme technicien supérieur maintenant on a constaté que ni ci cadre dayoo dañuy infirmier yi dañu doon wax BFEM lañ doon duggee seen formation léegi ñun yóbbu nañ ko bac boo duggee bac formation def concours niveau bac def 3 ans de formation yaa ngi génnee niveau licence ñu yóbbu la B1 léegi agent technicien supérieur bi ko doon encadré ñu bëggoon ko bàyyi B2 ñu xeex ba ñu léegi dinañ ko yóbbu A2 mais nañ loolu dañ ko appliqué wul xam nga boo jëlee loolu depuis 2009 ay lay woon sax toujours du gouvernement Macky Sall bi depuis 2009 la woon première promotion bi duggoon 2009 génn na 2012 ñu waroon nekk B1 mais dañ leen bàyyi ci B4 ba pare ñuy leen pour ñu yóbbu leen B4 il faut ñu deflawaat leen beneen formation mais dañ ni loolu c'est pas possible parce que état moo décidé ni ñii parce que état moo ñu tardel ci côté boobu Sénégal rek a tardé mbokkam yëpp dem nañu ñu ko wër ci sous-région yëpp jàll nañu foofu dañ ñu nag loolu moo jaaduwul ni infirmier sage-femme bi fii rek ngeen yem ba retraité dootoo leen fi jéeg dañ ñu loolu c'est pas possible moo tax le système LMD ñu andi ko ba adopté ko nga xam kii def soin parce que soins infirmiers damay wax souvent ni infirmier sage-femme du ku jóg doon ko parce que balaa nga faa dugg les meilleurs la ñuy jël dañuy créer concours boo demee formation bay génn dañuy jëlaat les meilleurs dañuy defaat concours mais kooku du n'importe qui on te donne l'essentiel le maximum dans un ci délai bu ndaw kooku nag dañ koy may mu mën a évoluer ci domaine bi mu nekk bu niveau licence niveau master niveau doctorat mais dooguma léegi coronavirus bi ak nu mu duggee si réew mi nii est-ce que état wu Sénégal waru anticiper recruter si sa gis-gis. mais moom laa lay wax mooy carte sanitaire bi quand je vous disais que ni ñi war a nekk ci santé bi nekk matale wuñu parce que loolu mooy li nga xamante ni bu matoon bu amoon xëy na jàmbat yi ngay jàmbat sax ci wàllu accueil bi orientation bi ak problème lettre circulaire nii la ñuy jëlee urgence doo am parce que xam nga souvent aussi qu'on se le dise da ngay ñëw ni nañ jël circulaire pour jël les urgences fekk na la war a daje pour nga mën a gérer urgence ba nekku fa damay wax ni souvent boo amul condition yi mat pour gérer urgence boo ci bëggee dugg yaa ngi yokk lor autant nga ne ko mënuma ko gérer fii nañ ko yóbbu feneen parce que boo xoolee léegi ci ambulance yi man dama ko wax souvent te loolu dama jàpp ne loolu xëy na man paradoxe laa ko tege laa ko tuddee mooy ambulance bi ngay dugal malade bi pour yóbbu ko ci service d'urgence bi moo ëpp sécurité service d'urgence bi recevoir malade bi xam nga loolu aussi c'est des choses yoo xamante ni ça pose problème boo dem ci ay urgence amoo oxygène bu doy amoo ay lits chauds mooy loo xamante ni lit de réanimation yu matale ba pare nga ni urgence bu ñëwee nañ ko jël te war ko jël nañ ko mën a jëlee ça pose problème. Arouna une minute moo ñu dese dañuy jeexale tamit benn pàcc mu jëm ci wàllum masque yi. seetlu bi mooy tey suñu benn naataango demoon na dem def reportage mooy pharmacie yi am na su ñoo xamante ni dañu yokk prix yi nee na am na pharmacie mu dem ñuy jaayee 600 ñi di jaayee 1000 francs. waaw xam nga loolu moom loolu tamit doy na waar c'est la loi de l'offre et de la demande moom laay wax souvent xam nga bu nekkee li ñuy laaj dafa ëpp li ñuy joxe day jafe moo tax souvent nga gis souvent même déjà sax comme pour la plupart des masques yi ay façon la et d'ailleurs ak naka lañ koy solee parce que dañuy wax ni ñun masques yi ñuy utiliser war a ko takk lu ëpp ñetti waxtu te da ngay gis koo xamante ni dina koy jël ñaari fan ñetti fan ba lem di denc bu xëyee takkaat alors que utilité ba nekkatu fa wala nga xamante ni masque di ko takkee n'importe quoi yooyu yëpp c'est des choses yoo xamante ni dafa war a duggaat ci cadre éducation même mouchoir agité yi mën nañ ko def masque de protection la ñu wax
yaa ngi dégg ni boo sax a taf sa gémmiñ si mooy loolu nga def ko en permanence mais mënul yàgg ci yow mais loolu moo tax ma ne ni quand la demande est très forte les gens ont tendance à augmenter les prix di ci def yenn affluence yi nga xamante ni mooy waral que ni muy cher nga di ko war doo ko gis. Arona Diop waxtu bu ñu cëraloon jeex na. ñu lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali ne yow yaay secrétaire général SAT Santé nekk tamit vice coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale ñu doon waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum coronavirus ak ñaareelu cas bi nga xamante ni moo dugg fii si Sénégal mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant. ci kanam tuuti 22h Pape Alioune Sarr dina tamit amal waxtaan bu yaatu ak Souleymane Bachir Diagne fii si ITV ba suba incha allah.